miroir Covid-19 jaa ngeen jëf mbokk yi ci seen safo ak seen kóolute ci télévision Futur Média tey di 8 avril juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2020 ñu des ba tey ak opération daan coronavirus xam ngeen ne itam tey ji résultat yi génn la mu joxe rek mooy juróom-ñaari doomu aadama itam amee nañ jàngoro ji di Covid-19 leneen itam luñ ci mën a ràññee rek mooy lu jëm ci wàllum cas importé yi xam ngeen ne gisatu leen ko fi li ngeen di dégg mooy cas contact ak cas communautaire yi nag am nañ ci tey juróom loolu nag daanaka indi na njàqare ak itam ay waxtaan loolu yëpp daañu ñëw ci biir li nga xam ne moom mooy miroir Covid-19 laata ñuy tàmbali dugg ci waxtaan bi dem ci région yi xool yi sunu correspondant bi dañ leen di jàngatal li nga xam ne moom mooy tableau tey bi tey ni ma ko waxee Sénégal mi ngi toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay cas bu ñu xoolee itam ñi wér ñi ngi toll ci téeméer ak fukk ak ñett ñi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk ci am pàcc ñi ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñi ñàkk ci seen bakkan di nag ñaari doomu aadama gox yi nga xamante ne si jàngoro ji dem na ci Sénégal daanaka bari nañu muy Ndakaaru Thiès Ndiarème Fatick Louga Saint-Louis Tambacounda Kolda Ziguinchor ni ma leen ko waxee woon tey nag juróom-ñaari cas yi ñu am 5 yi di ay cas communautaire ñaar yi di ay cas contact suivi lu ci mën a am ci banlieue bu Ndakaaru loolu ñu naan cas communautaire indi na njàqare ca banlieue bu Ndakaaru dañu fay fekki Salif Sow Salif maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna Fatou Kiné Deme. mu mel ne aji tawat ji bi jàngoro ji ñëwee ba léegi dañoo wàññeeku dem hôpital. ci nit ñi ñëw bi ñu doon ñëw ci bërëbu fajukaay yi ci hôpital yi dispensaires yi poste de santé yi seetlu nañ ne dafa wàññeeku bu baax dinañ nag tey ji nekk ci ki nga xamante ni moom mooy benn ci docteur yi nekk ci banlieue bu Ndakaaru di docteur Sow bureau sax lañ nekk jamono ji nii ñu fas yéene ñëw ak moom ci waxtaan wi ñu sekkoon ak moom yàggul dara balaa ñuy jokkoo ak yéen. ñun nag fi mu toll nii liggéey bi moom wàññeeku na bu baax. parce que ñun dañu seetlu ne maladie ñëwatuñ ni doon ñëwee. bu doon fukk moo doon ñëw instant ñaata mooy ñëw. bu doon fukk moo doon ñëw mën nañu wax ne juróom benn mooy ñëw wala juróom. bon dañu yaakaar ne nag maladie nit ñi population bi dañu xaw a ragal ñëw hôpital. parce que ak feebar bi communication bi dafa indi benn psychose quand même moo tax ñu bëri daal ñemeetuñu ñëw hôpital. li ñu leen di wax mooy ñu bañ a tiit nañu respecter médecins yi li ñu leen di wax rek mooy les mesures barrières yi nga xam ne moom lañ leen di sant. ku war a ñëw hôpital koo xam ne am nga loo xam ne war na la indi hôpital nga ñëw mais nag waxuñ maladie aussi ñu ñëw di taxawaalu hôpital képp koo xamante ne li la dal mën na xaar je pense que c'est pas conseil ngay ñëw di yokk vraiment yenn dajaloo yi ci hôpital yi. début bi loolu joué woon na ci impact quand même mais ñun après immédiatement après dañu am suñu benn comité boo xam ne dañ ko mettre en place mooy comité de riposte bi sensibiliser nañ population yi ak personnel bi yépp parce que loolu mooy rôle comité bi mais nag. surtout ñu insister ci mesure barrières yi nga xamante ne moom mooy tax feebar bi wax dëgg wàññeeku yàlla baax na depuis booba amaatuñu beneen cas boo xam ne on touche du bois quand même mais depuis booba ñu ngi sant yàlla daal amaatuñu cas confirmé parce que dañu insister trop ci mesure de prévention yi. des fois di nga am loo xam ne peut-être ay fausse alerte lay doon ay fausse alerte yi ñoo ëpp lu ñuy ñëw mais depuis booba daal amaguñu benn cas suspect boo xam ne tax nañu investiguer réellement. lii moo ci gënoon a fës tey ci banlieue bi di wax nit ñi rekk ne fagaroo gën faju comme ni ko docteur waxee geste barrière yi ñu di ko respecté te it képp koo xamante ni am nga lu yëg sa yaram bu ragal demal hôpital ndaxte am na fu muy egg xeetu jàngoro yenn yi ci lay gën a compliqué. mu doonoon Salif Sow toggal groupe Futur Média ca banlieue bu Ndakaaru ñu dugg ci biir réew mi doxantu ba Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fekk fa Cheikh Anta Diop foofee itam ñooñu ñu naan waa service d'hygiène ña nga ci liggéey bu am solo lu jëm ci wàllum sensibilisation waxtaan ak askan wi. ci diwaanu Thiès dañu fay fekki ku ñu naan Cheikh Anta Diop Cheikh Anta maa ngi lay nuyu. waaw soxna Mame Faty Dieng fay naa la dikkaat fii ci diwaanu Thiès. ñu jëm ci wàllu sensibilisation ba léegi nag askan wi defe naa ñu ngi ci ñoox bu baax a baax ginnaaw li ñu dégg ay cas communautaires yoo xamante ne mi ngi commencé am ci dëkk bi loolee tax nag waa service d'hygiène ak ñi nga xamante sax kuréel gi ëmb teer yi nekk ci Thiès Nord ñoom it jóg dem ci commune bi am ay jumtukaay yoo xamante ne jox nañu ko te it ñoom dañoo fas yéene aussi dugg ci quartier yi ci kër yi
ba ci daara yi sax ngir gën a ñaax askan wi rawatina taalibe ci wàllu cet ngir gën a aaru ci feebar bi. Thiès am na ay cas moo tax ñun ñu gën a takku gën a yokk sensibilisation bi commencé ko ci sunu atelier yi waaw parce que comme ñun ñu ngi am benn centre boo xam ni ci niveau maire bi moom moo ñu ko jox centre di former ay xale plus de 50 personnes mais jour bi président defee décret bi la ñu arrêté ñun tamit ne xale yi nañ toog seen kër su ko defee nag ñuy fekk daara yi lañ bëgg ak yeneen association yi ak yeneen ñu fexe ba ñun ñëpp ñu am ay matukaay li ñu mën nag mooy ñun pour le moment ku ne xam ne dëkk bi taxaw na mais leen rek lañ mën mooy sunu doole. Cheikh Anta Diop bu ñu déggee cas communautaire lan mooy cas communautaire. Cas communautaire nag ñu bëri xamuñu ko moo tax nag capitaine Idrissa Ndiaye di ci indi leeral. waaw cas communautaire mooy ñoo xam ni dañu am coronavirus te kenn xamul fu ñu ko jëlee donc te mu nekk ci dëkk bi mais kenn xamul fu ñu ko jëlee donc loolu dafa nekk loo xam ni mooy maanaam xeetu danger la boo xam ni. il faut que nit ñi gëstu ko bu baax a baax te ñun ñi nga xam ne dañu nekk li ñuy wax force de défense et de sécurité xaar nañ si bu baax a baax mais yaakaar naa si fànn bi nga xam ni moom la concerné service d'hygiène yaakaar naa ni ñun lu ñuy def mooy que ñu gën a maanaam taral dugg si kër yi di gën a yee nit ñi pour que ñoom ñu gën a xam mais aussi jëfandikoo maanaam li ñuy wax ay ndaw yoo xam ni day tax ñu gën a détecter cas communautaire yi. jërëjëf soxna Mame Faty Dieng lii lañ leen indiloon ci ay xibaar lu jëm ci wàllu coronavirus fii ci diwaanu Thiès ñu ngi leen di jox dig daje suba ak jàmm. Tambacounda itam jot na wàllam ci jàngoro ji di Covid-19 ndax itam am na fa benn cas ca diwaanu Tamba dañu fay fekk ku ñu naan Moussa Oumar Gueye asalaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi leen di fay instant bi nag diwaanu Tambacounda li ñu seetlu par rapport ak situation épidémiologique benn cas bi ñu amoon ci village Kananbe. cas boobu dañ ko indi woon di ko toppatoo ci hôpital régional bu Tambacounda ba ci xibaar yi nu mujj jot jàpp nañ ni kilifa diine boobu nekk na koo xam ne fi mu nekk nii mi ngi tane bu baax a baax ginnaaw loolu itam askan wi nga xam ne ñoo fare ci dëkk boobu di Kananbe nekk ci arrondissement Boy Nguel Bamba nekk ci département bu Goudiri waa direction action sociale indil nañ leen dimbal ngir jàppale leen ndaxte dañu nekk ci benn phase boo xam ni dañ leen a denc foofu li ñu naan confinement. ñun médecins yi dañuy wax ne 14 jours la mais dañu gis ne confinement bi à chaque fois que benn cas positif dañ koy recommencer waat à zéro donc lii ñu indi tey jii leneen mun na ci dolleeku comme mun na yem fii te dañuy ñaan yàlla mu yem fii ndaxte maladie bi tant que amaat na beneen cas rek comptage bi day recommencer à zéro. ñu fa jógee ba dem ci département bu Koupantoum gis nañ ni foofu itam kii di maire bu Mereto nekk conseil spécial njiitu réew mi ak ki nga xam ne moom mooy au conseil collectivité territoriale ak ki nga xam ne mu ngi bokk ci conseil économique social boole seen doole ñëw na ngir jàppale askan wi. Koupantoum amagul benn cas mais bés bu ne ñun ñu ngi taxaw mel ni saa dina am parce que dañoo foog day tak fagaru te fagaru moo gën faju fi ñu toll nii guddi ak bëccëg force de l'ordre yi. autorité département yi ñoom ñoo gën a sonn sa préfet ak sous préfet ak autorité département bi amul kuy nelew guddi ak bëccëg population bi ñoom ñu ngi taxaw pour keek affaire bi pour mu bañ a am. amut ngénteel amut fii ceet amut fii rassemble amut benn rassemble même jumaa yi teñ nañ ko nag boo gisee loolu yëpp am pour ñu mucc ci jàngoro bi loolu moo tax. waaye itam ba tey kii di adjoint préfet bi xamle na ni lu jëm ci wàllu couvre-feu yi ak état d'urgence bi daanaka ñu ngi koy respecté bu baax a baax ci département bu Koupantoum. waaw couvre-feu bi ak état d'urgence c'est bien appliqué parce que nos forces de l'ordre j'en profite maa ngi ciy profité di leen delloo njukkal suñu force de l'ordre notamment la gendarmerie ñoo ngi veiller au grain tous les jours wax naa ko sànq des fois damay toog guddi génn xooli ndax population baa ngi koy respecté mais boo wàccee sur le terrain tu vois que les nit ñi comprendre nañ. waar Covid-19 ci diwaanu Tambacounda. aywa bu ñu jógee Tamba ñu des ba tey ci biir réew mi doxantu ba Ndar Géej xam nga ne lu jëm ci wàllum couvre-feu bi fépp ci Sénégal lañu koy jëfee foofa itam ca ndax takk der yi kenn demul ñu des guddi gu jot dañuy wàcc di bay seen waar dañuy ànd ak Ousseynou Diop mu gunge mon commissaire Mame Diarra Faye ak ki ñoñam ci seen ab liggéey. tey dañu ànd ak commissaire Mame Diarra Faye bu commissariat d'arrondissement bu Lille nekk ci diwaanu Ndar Géej ñu mën a dem ci yenn ci gox-goxaat yi wan leen liggéey bi nga xamante ni police moom lay liggéey laataa ñuy dem nag ànd nañoo ñoom ci lu jëm ci wàllu débriefing bi xool lu jëm ci wàllu liggéey bi fan ak fan la ñu war a teg seen tànk yan point la ñu war a dem nan lañ ko war a defee ngir nag loolee lépp mën ne dama leen di bàyyi ngeen suivre lu jëm ci wàllu liggéey bu ni mel. Tout le monde doit rester chez soi, sauf
les exceptions prévues par les textes. Je vous exhorte alors à faire preuve de professionnalisme, pas de violence ni d'exagération. léegi nag dañuy dalal ki nga xamante ni mooy commissaire Mame Diarra Faye waxtaan ak moom itam ci lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamante ni def nañ ko d'abord li ci gën a fës bokk na ci liggéey bi ñuy def ci wàllu jàppalante bi ndaxte xam ngeen ni am na benn jigéen soo xamante ni mu ngi toll woon ci diggante ñoom ñoo dem daal di koy sauver. tey ginnaaw liggéey bi lan la ci gën a mën a jàpp tey jii liñ ci mën a jàpp tey mooy taxawaay bi police taxaw ci xeex coronavirus bi. maanaam comme ni nga ko gisee nii dañuy def ay patrouilles yi dañ koy def de jour comme de nuit pour que instructions yi nga xamante ne ni moom la autorités yi jël ñu appliquer ko ñu respecter ko aussi. maa ngi gis ci bi ngeen commencé laata ngeen def briefing bi ngeen doon def léegi yaa ngi wax éléments yi nii nañu moytu brutaliser nit ñi wala boog ngeen di xoqatal loo ci jublu. effectivement parce que en fait rôle police du xoqatal doomu aadama. Au contraire actuellement li ñuy prôné mooy une police de proximité une police boo xamante ni dafay jege askanam une police boo xamante ne ni dafay déglu askanam une police boo xamante ne ni su ko askanam taxaw soxlawee daf koy taxawu askan bi. yu bari sax dañu yaakaar ni peut-être amul ay dispositions yoo xamante ni jël ngeen ko dama naan dégg ñu naan way dañu war a wut ay ambulance mais ndekete yéen ngi taxaw ngir ñi nga xamante ni dañu am ay jafe-jafe ci biir liggéey bi ngeen jàppale leen. absolument loolu ci dispositif bi la bokk parce que comme couvre-feu bi 20h la 6h gis nga ko taxi du daw oto tamit du daw te parfois mën nga soxla ambulance ñu def yenn intervention yi kon puisque ñun ñoo nekk sur le terrain suñu rôle la ñu assister doomu aadama yi dañu dem sax ba en un moment donné dañu réquisitionné benn oto def ci carburant léegi moom oto bi moo chargé wu de ça bépp par exemple jigéenu wérul boo xamante ne ni dafa nekk sur le point d'accoucher et tout bu ñu woowee rek automatiquement dañuy intervenir assister ko yóbbu ko hôpital pour que ñu mën ko taxawu. am na ay points yoo xamante ni peut-être du ngeen fa fekk ay nit waaye am na ay places yoo xamante ni force nit ñi ngeen ñëw ñu soog a dem fu mel na Guet Ndar loolu tamit war nga ci dellusi. oui tout à fait en fait Guet Ndar j'avoue que premier jour bi xawoon nañ fa am un peu de kii parce que comme ni ngeen ko gisee su police ñëwee dañuy daw dugg seen kër yi su police demee ñu génnaat à un moment donné on a été obligé de mettre là-bas un dispositif statique mais léegi intégré nañ ko. vraiment comme ni ngeen ko gisee patrouille yi ñu def yëpp presque kenn nekkatul woon ci mbedd bi ma leen di ñaax aussi ñu gën a góorgóorlu gën a aussi moytu te autorités sanitaires yi aussi yi ñu wax ñu koy appliquer di ko tamit. tey gis ngeen liggéey bi nga xamante ni seen télévision Futurs Médias daan na koy amal ñu ñëw ànd ak commissaire Mame Diarra Faye bu commissariat d'arrondissement bu Ile liggéey bi nga xamante ni ñoom daañu koy def gis ngeen ko lu ci ëpp bokk na ci dem ci yenn ci gox-goxaat yi. fexe lu jëm ci wàllu liggéey bi ñu ànd ceeg ñi nga xamante ni ñooy seen ay éléments muy liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la tey bu ngeen xoolee tey sama ginnaaw fii ci pont Faidherbe bu du woon tey couvre-feu bi daañu gis ni oto yi dañ fiy jaar waaye tey benn oto demul benn oto dikkul li ko waral mooy couvre-feu bi nga xamante ni dañ koy amal fii ci diwaan Ndar Géej fii nag seen mbokk Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo fi nekkoon. mu doonoon Ousseynou Diop ak ñooñ yi madame le commissaire Mame Diarra Faye ñu sant leen bu baax a baax ñoom waa Ndar Géej des ba tey ci biir réew mi doxantu ba Mbour Géej foofu ca Mbour Géej itam liggéey ba dafa tagga témbe mu jëm ci wàllum tourisme ndax xam ngeen ne hôtel yu bari tëj na te itam Abdourahmane Diallo du ñu weddi. Fati tey jii nii li ñuy waxtaanee mooy lu jëm ci wàllum tourisme bu ñu waxee tourisme ñu wax ci boroomu hôtel yi feebar bi di coronavirus tax na ba hôtel yu bari daal di tëj. ci loolu kenn ci borom hôtel yi la ñuy déglu mooy Mbaye Ndiaye njiitu association des jeunes hôteliers sénégalais. dañu jël noonu décision ñun bi feebar bi soog a commencé réunir nañ ñun suñu biir waxtaan xool ban stratégie la ñuy def ak nan la ñuy jàppalante suñu biir ba mu oyof ba mu yomb donc ci loolu moo tax aussi it ñun ñu waxtaan suñu biir ba ne kat léegi nañu tëj. benn yoon kenn ku nekk ñi nga xam ne suñu personnel la li nga xam ne yore war nañ leen ko mën a jox ñu jox leen ko mënuñu leen a jox lépp nag mais nag am na yoo xam ne góorgóorlu nañ ba def ko léegi ñun nag suñu biir ñu ngi jàppalante pour pouvoir subvenir à nos besoins parce que ñun aussi ay pères de famille lañ ay responsables lañ donc am na lu ñu nekk suñu ginnaaw am na lu ñu war donc c'est suñu liggéey lañ ko yaakaar comme demee na noonu it ñu sante ko yàlla. bu ñu waxee ci wàllum tourisme ak hôtel xel yi yëpp daal di dem ci Saly Saly nag fi mu ne nii tamit commune bi. feebaru coronavirus bi
ak hôtel yi tëj am na ci lenn li nga xam ne gàllankoor na ko. que Saly koom-koom bi mun nañu wax ne tey 95% yi ci tourisme lay génnee donc su secteur bu lu mel nii ñëwee ba nga xam ne loolu doxatul mais ba hôteliers yi dinañ ko yëg mais commune bi aussi daf koy yëg parce que ressource principale yi nga xam ne commune bi daf koy am pratiquement ci hôtel yi lay jógee mais xam nga am xaalis baax na mais am wér-gu-yaram moo ëpp xaalis hôteliers yi aussi teel nañ ko comprendre loolu ba teel a jël seeni disposition pour tëj hôtel yépp parce que jàpp nañ ni mënuñu feet jàngoro ji àndul ak ubbi hôtel yi di ñaan nag président nag buy jël disposition yi aussi ki mu koy dénk na bàyyi sama hôteliers yi na leen bàyyi xel ci jàppale leen mais ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci secteur informel bi aussi mooy restauratrices yeeg ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk centre commercial ak village artisanat ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci li nga xam ne maanaam dafay laal ci tourisme bi maa ngi koy ñaan ci Saly vraiment mu bàyyi xel. Fati lii mooy xibaar yi nga xam ne dafa jëm ci wàllum tourisme te coronavirus bi mu feeñee ci Sénégal ba léegi gàllankoor secteur bi. fii ba Tambacounda am na noppalukaay loolu la waykat bi wax mu am ko ci Tambacounda am ko ci Mbour am ko daanaka ci fépp ci Sénégal ñu doxantu ca diwaanu Sine xam ngeen ne itam Sine bërëb la boo xam ne itam am na ay hôtel lu ci mën a am réservation yi ak itam ñu doon waaj di fa dem di noppalu ji ñu bëri dañoo toog ndax itam yoon da leen ko sax mayatut lu jëm ndax ci état d'urgence bi nga xam ne am na ak hôtel yi ñu tëj ak aéroport yeeg lu ni mel ñu dem ca Sine fekki fa Aminata Goudiaby mu wan ñu liggéey bi na mu taggatémbee ak loraange ya mu jural liggéeykat yi. Fatick comme ni ngeen koy gisee fii nag ñi ngi ci benn hôtel boo xam ni ci biir commune bu Fatick la nekkee gis ngeen nag ne kenn nekku fii touristes yi nga xam ne moom lañ fi daan nemmeeku jamono yi kenn ñëwul hôtel bi wét la def bu weesoo personnel de sécurité bi nga xam ne moom lañ fi bàyyee ñuy saytu kaaraange gi loolu nag di coup dur ci ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi yëngatu ci wàllu tourisme bi ci biir Sine Saloum ñi nga xam ne ñoom la ñu laaj nee ñu weeru mars ak weeru avril moo doon nekk période yi nga xam ne ci lañ doon gën a amee clientèle. le 14 mars ba léegi benn hôtel doxatul hôtel yi yëpp dañoo tëj nit ñi ñibbi kenn dematul kenn dikkul donc hôtel yi li nga xamante ne moo woon seen activité non seulement du hôtel yi rek mais lépp lu laal tourisme parce que tourisme du hôtel yi ñeneen ñi ciy liggéey mooy restaurant yi muy pirogue yi muy guide yi muy parce que tourisme moom dafa laalee fu nekk fi mu nekk nii lépp a taxaw dara doxul. leneen li mu jur nag fii ci biir région bu Fatick bu ñu moytuwul ñi nga xam ni ñu bëri ñi yëngatu ci wàllu secteur tourisme seen liggéey ku moytuwul daañu ko ñàkk am na ci ñoo xam ni sax organisé wu yóbbu leen ñu dem congé am na ñu ci des ñoo xam ni en attendant dañ leen wax ñu toog seen ay kër ñoom ñooñu sax mën nañu wax ni ci chômage dañu nekk. ñu ngi garder personnel bi nga xamante ne mooy le minimum mais personnel bi nga xamante ne personnel occasionnel la woon wala temporaire donc ñooñu yëpp arrêté nañ ñu ngi xaar nag fii ak ay fan wala état bi indi na plan de riposte bi dimbali nañu danañu mën a continuer xëy na garder personnel bi mais bon fi mu nekk nii xam naa ne weer bi da ñëw nii balay dee bu fekkee ne état bi moom li mu wax yegsiwul donc dinañu obligé yóbbu liggéeykat yi au chômage technique. li ñu nemmeeku ci hôtel yi nekkee fii ci commune bu Fatick la ñu nemmeeku ci hôtel yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci commune yu Toubacouta ak itam yu Fimela hôtel yi boo fa demee kenn nekku fa bu weesoo ñenn nit ñi nga xam ni ñoom lañ téye ci personnel bi tal li tax sax ñu téye leen mooy nee ñu wàllu maintenance maanaam ñuy bale di nettoyer ak itam di def yenn liggéey yoo xam ne mënul ñàkk ci hôtel lan bu mu am ci wàllu Covid-19 fii ci région bu Fatick nag mi ngi toll ci juróom-benn cas suspect yoo xam ne dañ leen a testé négatif ñeent ñi ci biir département bu Fatick kenn ki ci district sanitaire bu Sokone fii ci département bu Foundiougne ka ca des ci district sanitaire bu Gossas lañ ko gisee. bu ñu jógee ca Sine ñu doxantu ca Matam jaajëfal bu baax a baax Aminata Goudiaby ak équipe ba mu àndal ñuy def liggéey boobilee foofu ca Matam itam la ñu gis mooy cas amu fa ndaxte itam askan wa farlu nañu bu baax a baax lu ci mën a am état d'urgence boobu jur na ay loraange ndax yenn ci ay njaboot yi dañu doon dem di daani seen doole jamono ji mënatuñ ko ndax réew mi ak tolluwaay bi. Ali Bandel Niang la ñuy fekk ci diwaanu Matam Ali Bandel nuyu naa la.
soxna Faty Dieng maa ngi lay fay di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam ci wàllu xeex ak Covid 19 bi boobu ba léegi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février la ñu mettre en place sunu dispositif bi nga xam ni gouverneur u Matam moo ko jiitee ñu ngi sant yàlla nag ndax ba léegi mbooleem prélèvement yi nga xam ne jot nañ ko yónnee ca Ndakaaru bi ñu ñibbisee dañoo négatif waaye Faty Dieng waxtu wi ci diwaanu Matam dundu doomi aadama yi ñoom ñoo lëjal ñëpp ndax xam nga couvre-feu bi ak état d'urgence bi dem ak dikk bi doon na loo xamante ni mënatul nekk ba mu juru loraange ci ay njaboot yoo xamante ni bu ñu añee daanaka du ñu reer ñi ci gën a bëri guddi lañ doon lijjanti liñ doon jox xale yi tey jii mu indi kon ab pëccëxoo bu rëy lool ci gox bii di Matam loole kon moo tax ba ñu daal di séq waxtaan ak ki nga xam ne moo jiite diwaan bi di gouverneur Mouhamadou Mokhtar Wade. loolu nag dëgg la waaye tamit dafa am ay yeneen conséquences yu mu mën a indi ndaxte xam nañu fii sunu réew dafa bëri ñi nga xamante ni ay góorgóorlu lañu saa yu ñu xëyee boobu la ñuy dem am lu ñu fortaatu ngir indil ko en fait seen njaboot. ñooñu léegi bu ñu dematul dikkatuñu loolu di indi ay jafe-jafe ci yenn njaboot yi loolu moo tax sax chef de l'État xalaat ne dina dégager moyens yu bëri ngir ñëw appuyer en fait population yi nga xamante ni ñoom ñoo subir loolu ñuy wax benn choc exogène. bu loolu it weesoo am na ñi nga xamante ni aussi ay doomu Matam lañu am na ñu mu waxtaan ak man nee ma fii ak ay fan yu néew incha allah ñoom tamit dinañ def lépp lu ñu mën ngir mën a également appuyer initiative chef de l'État boobu apporter population Matam yi aussi. ay appui yoo xamante ni ay vivre. gannaaw loolu soxna Faty xam nga ku wax xeex ak Covid 19 foogoon nga wax ci wàllu cet raxasoog saabu gel hydroalcoolique yeeg cet ci biir kër yi ak dëkkuwaay yi bokk na ci li nga xamante ni moo yitteel kilifa bi jiitu dëkk Ourossogui di maître Moussa Bocar Thiam bi nga xam ni topp nañ ko mu daal di désinfecté marché bu mag bi ci Ourossogui laata kon mu jël ay ndaraan di tonni mbalit bi ci biir mbedd yi Moussa Bocar. comme niñ ko xamee. Covid 19 dafa nekk feebar boo xamante ne vraiment ñun sénégalais en tout cas tiit nañu donc moo tax ñun ñi nga xamante ne yàlla dimbal lañu ñu mën a diriger ay collectivités locales comme ay mairie xeex bi ñu mënuñ ci féetee gannaaw ñu war mën def mooy taxaw tem ànd ak population bi pour jël bépp mesure bi nga xamante ne dina efficace pour au moins wàññi les risques d'avoir le Covid 19 fii ci fii ci réew mi donc li ci gën a ëpp solo nag mooy lan mooy cet gi wàllum cet gi mooy première chose bi nga xamante ne bu ñu ko réglé au moins yaakaar nañ ne peut-être Covid 19 dina pour mu dugg fi di yomb. soxna Faty Dieng xam nga ni xeex bi nga xam ni réew mi sumb nañ ko wàllum sensibilisation doon na lu ci am solo. bokk na ci jéego bi nga xam ni rajo communautaire yi ñoo ngi koy def seen émission nga xam ni lépp dekkal nañ ko ñu daal di concentré wu ci message yu war pour que askan wi mën a soppi seen dëkkin ak seen nekkin ngir kon ottu li nga xamante ni moo di jàngoro ji lii kon moo tax ba Alassane Dia doon na njiitu rajo Timtimol bi nga xam ne moo nekk ci Ourossogui moom daanaka xamal nañu ne programme bi yëpp dañ ko chamboulé. kon nag dëgg nañu tey coronavirus bi daanaka mu ngi ci àddina bi yëpp loolu moo tax rajo Timtimol bi nga xam ne moo gën a jege population région de Matam loolu moo tax grille de programme ñu changé ko daanaka suba bu nekk dana amal benn émission 1 heure de temps sensibilisation et prévention ci mbirum xeex coronavirus bi ci Matam. mu nekkoon kon xibaar yi nga xamante ni moom la ñu jotoon taataan mu ñeel pàcc bi ñu jagleel xeex ak Covid 19 fii ci dëkkub Matam maa amoon mbégte lool yeggee leen ko di leen jox dig daje rek beneen yoon incha allah. Ali Bandel Niang ca Matam ñu koy sant di ko gërëm ñu jeexaleeg diwaanu Ndoukoumane foofee itam xam ngeen ne poste de santé yi ña ngi fay liggéey lu am solo di ko liggéey daanaka ci poste de santé yi nekk ci biir réew mi yëpp liggéey bu am solo boobu tax na am na ñoo xam ne lu jëm ci wàllum mairie bi ak i borom mi doole dañoo yëkkati lu jëm ci wàllum liggéey maanaam la ñu soxla ci jumtukaay jàppale leen ko ci diwaanu Ndoukoumane dañu fay fekki Oumar Ndiaye nuyu nañu la. jërëjëf soxna Paty gannaaw nag bu ñu nuyoo sunu naataango yu nekk ci gox-goxaan yi ñu ngi lay dalal jàmm fii ci diwaanu Ndoukoumane soxna Faty fii ci diwaanu Ndoukoumane jàppale nag képp xam ne jaaxle nga rawatina ci gox-goxaan yi fa ngay wutali moom moo di poste santé yi nekk ci communes yi wala ñu nekk ci yenn gox yi ci diwaanu Kaffrine ba tax sax am na ñenn ci ñoo xam ne jot nañoo bàyyi xel loolu ku demee ni ki ci diwaanu Kaccot maire ba moom jël na ay matukaayam jël nag ay ndimbal jagleel ko askan wi waaye tamit laata loolu nag mi ngi ñaax borom dëkk yi ndaxte borom dëkk yi tamit bul umpalee képp koo xamee da ngaa ñëw ci dëkk yi ci ñoom ngay jaar sax ñu dalal la ba ki nga xam ne moom moo di maire bi di gën a ñaax borom dëkk yi ñu gën a fàggandiku ci wàll boobu ne tollatu nag ci jamonoy dalal gan waaye bépp gan bu ñuy dalal ndax xam ci ban anam lañ koy dalalee rawatina ngir fàggandiku ci bile feebar di Covid 19 ñu teewlu ci El Hadji Cheikh Gueye nekk maire bu commune bu Kaccor. bañ commencé ba léegi
fu ñu toll ñu ngi mobilisation bi ci chef de village yi village par village dañuy wax ak borom dëkk naay da nga formé noonu nit ñi alors état de service bi ñu ko ubbee lañ dellu ne borom dëkk yi nañ ko respecté borom bitig yi nañ ko respecté heure bi ñu joxe du Kaffrine lañ ko jox du Nganda lañ ko jox du Kàccoor lañ ko jox Sénégal yëpp lañ ko jox ba tey ñu ngi formé borom dëkk yi ci gan ñiy dox nga xam ne dañuy bett gan gu ci dikk ñu yëg ko nañ xam gan gi fu mu jógee ak fu mu mën a jógee nañ ko xebal mu dem dégg nga ma def test bi su dee ànd naag li nga xam ne lii moo tax ñu wax état de fa bi kooku na dem toppatoo état de ba toppatoo ko faj ko boo xamul ci moom nañ ko bàyyi mu doxi soxla. soxna Fati opérateur économique yi kenn demoo ñu des ndax jamono ji ñoom dañoo wan ginnaaw gerte gi dëgmal li nga xam ne moom moo di coronavirus muy feebar bi nga xam ne kat yéem na ñëpp. demee ni ki El Hadji Maodo Sarr nekk opérateur économique fii ci diwaanu Kaffrine moom li muy gën a ñaax askan yi mooy ñu gën a fàggandiku fagaru ci bile feebar terewut tamit muy ñaax askan yi ñu bàyyi xel ci wàllu wu ñu mel El Hadji Maodo Sarr. nag bu yàlla defee ñu jotaguñ ci ba léegi dañuy ñaan yàlla mu yem fi tan bañ ci jot ba faaw ñu jotit mu yem fa képp bu ko defee ñun ñëpp ñu delluwaat liggéey. àddina bi ni mu demee nga xool feebar bi tey mu dugg Sénégal te yàlla dimbali nu suturaal nu yàlla na ko yàlla dolli mooy région Kaffrine amagu ci médecin ba ak ñi taxaw médecin régional kon tey noonu dana war a fagaru lépp lu nu aay ñu bàyyi ko lépp lu nu digal ñu def ko parce que ñoom digalul nu pour seen bopp dañu nu digal pour suñu bopp. soxna Fati ñu jeexale ci diwaanu Koungheul ñoom nag naam jamono ji ñi ngi fàggandiku waaye li nga xam ne nag moom mooy seen jafe-jafe yëre yi nga xam ne moom la ñu sol bu ñu amee kaa bu leen bett toll na ci 2 junni ak juróom-ñetti téeméeri yëre waaye jamono ji ko soxna Fati li ñu ci am mooy fukki yëre rek lañ ci am ba tax na lu ni mel kat ñu ngi ñaan ñu gën leen a ñoŋal foofu ci diwaanu Koungheul dañu fay ànd ak ki xam ne moom moo di docteur Ndeye Rokhaya Thioye nekk nag ki ñu toftal ci docteur bu mag ba 28 postes yoo xam ne moom la ñuy polariser te 28 yooyu dañ ciy yokk brigade sapeur pompier ak suñu ñaari clinique privée yi ñu am fii ci biir Koungheul mais mën nañ wax ne presque PPS bu nekk am nga benn thermoflash fonctionnel yeneen équipement yi manqué mooy surtout masque yi masque FFP2 ak EPI loolu moom ça manque beaucoup on a reçu une dotation en masque nag du conseil départemental mais ba tey des na parce que suñu besoin en masque c'était à 1500 te 700 et quelques la ñu jot ci conseil départemental donc équipement de protection individuelle moom la ñuy wax EPI tamit yére yooyu fukk dong lañ ci am ñu ngi ci soxla 2 junni ak téeméer ak juróom ñett am nañ nag ay alerte jot nañ cee am. soxna Fati fii ci diwaanu Kaffrine jàpp ne daal kilifa yi ñu ngi ñaax bu baax a baax askan wi terewut nag seen jumtukaay naam bëri na ci loo xam ne tamit matiwut terewut nag kilifa yi ñu ngi gën di ñaax askan wi ñu gën a fàggandiku ci wàll wi soxna Fati Dieng. jaajëfal ko moom Omar Ndiaye jaajëfal itam sunu correspondant yi nu àndaloon ci seen numéro bu bees bu miroir Covid 19 tey nag yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2020 ñu fàttali leen li nga xam ne moom la Sénégal amagum ci ay cas ni ma leen ko waxee woon ca njalbeen ga ñu ngi ci 200 ak ñeent fukk ak ñeent jamono ji ñuy àddoo lu jëm nag ci wàllum paj mi 100 ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ci ne 100 ak fukk ak ñett wér nañu tey yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2020 am nañ lu toll ci juróom-ñaar ci ay cas juróomi nag di ay cas communautaire ñaar yi di cas contact suivi Sénégal am ñaari décès lu jëm nag ci région yi nga xam ne am nañu jàngoro ji di Covid 19 mën nañ ne Ndar la Louga loo Thiès Diourbel Fatick Ndakaaru Ziguinchor Kolda ak Tambacounda miroir Covid 19 la woon ci télévision Futur Média opération daan corona jaajëfal leen ci seen safo ak kóolute bi jox leen dig daje ëllëg ci kàttan yàlla ci beneen numéro